yëglekaay yi li ñu xëyee tey jii dañ ci ànd ak Chérif Dia Chérif moo nuyuwaat la ñu dooree ko ak l'observateur. l'observateur lañ koy dooree ak mbiram politique jëm ci élection législative yi ak investiture yi Yewwi Askan Wi ak ambition yi boo sàgganul kon mbir yi mën naa jaxasoo ndax rek kon ku ci nekk bëgg nga ñu daal di lay tabb la xewoon ca local yi bu fekkente dàbb nañ ko boo sàgganul daal kon tasaaroo mën naa am ci coalition opposition boobu di Yewwi Askan Wi journal l'observateur xëy ñëw ci dundinu woowee askan ñëw kon ci analyse bi nga xamante ni ANSD agence nationale de la statistique et de la démographie def na ko rek kon ci li nga xamante ni mooy ndaw ji gis nga ni ñu takkoo ci Sénégal boo xoolee population yi ñoom ñoo ci ëpp muy nekk nag bombe à retardement mën naa nekk tamit ay opportunité bu fekkente ni comme moom président Macky Sall mi jiite réew mi kon xam na ko kon mën na jëriñoo ndaw yi rek su ko defee kon développement mën a am ci Sénégal ci jamono jooju tamit gis nga ko fécondité bi maanaam gis nga njur mi ni mu wàññeekoo Sénégal lan moo ko waral jigéen ñi nag gis nga ko rek ñoom liñ bëgg buñ sukkandikoo ba léegi ci rapport bi journal bi daal def bëggal ñoom it gis nga ko mën a am liggéey boo xamante ni kon dafa jaar yoon ci jamono ji tamit gis nga Ndakaaroo kon hypertrophie ko daal di jëm kon urbano industriel gis nga ko rek nit ñaa ngi bëgg a takku ci Ndakaaru industrie bi daal di wàññeeku xëy daal di fiy ñàkk ba nga xamante ni kon moo tax ñu ci bëri di dugg yu si mel ay jigéen di jaay seen bopp ak problème ci wàllu dëkkuwaay ak yu ni mel daal kon gis nga ko ci loolu l'observateur daal di ñëwaat tey demaat ci tribunal ba démb kii moom ab jàngalekat la bëggoon a nekk directeur école fay juróom benn million ngir xëy na ab sëriñ ñaanal ko mujj ma rek tribunal Dakar la mujjee soxna naata juróom benn million loolu tamit ci wàllu mërs ba léegi rek ak sëriñu taarix bi nga xamante ni gis nga ko teg na loxo ab jànq am nu mu def ak moom ci yëfi saay-saay ak tamit gis nga ko tudd nañ ci lu toll kon ci 900 millions de francs CFA 900 000 francs CFA kon gis nga ko ci wàllu tamit rek lutte avec frappe Modou Lo ngi noonu kon moom Ama Baldé choix bi dafa mel ni kon Modou Lo disponible agut boo saagunul kon Ama Baldé foog rek mu daal di xooliwaat keneen ab choix nag boo xamante ni journal bi daal dina ci ñëwaat tax amagut li nga xamante ni kon moom mooy certificat de guérison. ñu jàll ci le quotidien. nekkoon fi kon Soham Wardini mooy jigéen gi njëkk a nekk maire bu Ndakaaru moom Soham vers la sortie la ko journal bi daal di tuddee moom dafa xalaat sax daal di bàyyi wàllu politique moom mii di Soham Wardini et puis tamit nee na du sax bokk ci législative yi bay daal di créer liste moom ku ne xamoon ni kon doon na xëccoo maire yi bu Ndakaaru wante loolu mujjul antu ca jamono jooju tam gis nga ko ñëw rek ci wàllu investiture yi ak parrain yi gis nga ko Amadou Ba lam joxe woon daal ci parrain dafa néewoon ba mag xeeb ko dafa mel ni kon moom góorgóor na ba indi kon 100 000 parrain kon bennoo daal réussir na li nga xamante ni kon moom mooy kon pari bi buñ sukkandikoo ci journal bi et puis tamit ki ñu dénk rek au conseil dialogue social di Innocence Tam Ndiaye moom mi ngi am ay regret jëm rek ci faatu ku astu soxna et puis tamit match Sénégal Brésil loolu mën naa am nag gis nga ko fii ci jam ñaajo muy match de rêve lii moom bu amee dinaa ko teew incha allah. incha allah on l'espère bien boo demee na nga yem ca seetaan rek ñu dem ci le soleil. laser la yóbbu di laser Neymar mi waaw. ñu dem le soleil. le soleil daal di ñëwaat rek ci protocole d'accord bi nga xamante ni kon gouvernement bi signé na ko démb ak syndicat d'enseignants yi rawatina kon ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr a ngi nii ak Mballo Dia Thiam mi jiite kon alliance ànd gësam protocole bi. fukk ak juróom-ñaar ci ay point la ngir rek jàmm daal di dellusiwaat ci këru liggéeyukaay rawatina kon ci hôpitaux yi ni mel ba tax na kon gouvernement bi daal ubbeeku na ngir daal di dialogue ñii di waa ànd gësam am nañ satisfaction ñi ngi xaar nag ministre bi nekk wàllu gafak ak réew mi di Abdoulaye Daouda Diallo dafa tukki bu ñëwee moom la ko waroon bu ko defee kon gars yi mën nañoo teg mbir yi ci suuf kon bañ a gësamati li nga xamante ni mooy secteur de la santé bi ñu fàttali ni suba tamit procès bay am fële kon ca Louga dina taxaat gars yi dem jàppale ji ñi nga xamante ni ñooy seen ay naataango et puis tam ñëw rek ci financement beeg saison beeg yu ni mel lu tul kon ci juróom-ñaari milliards ak xaaj ñu def ko rek ci wàllu riziculture ca vallée ba dinañ ko yaatu daal ci ñaareelu xaaj bi. ñu jàll ci libération daal di ñëwaat léegi lii nag musiba naaru laay la ma nga xewee ca Bargny gis nga ko ab jànq la juróom-ñetti at rek la daal di am ñu daal di koy faat bu ñaaw soxna Naata Mbay premier constat yi nag lim bàyyi rek mooy viol dañ koo siif muy loo xamante kon yéeme na ma nga xewee ci Bargny et puis tamit gis nga ko Gonzalo Torenas mi moom kon mujj naa daanu mooy ku weex ki jege ak ki nga xamante ni kon mooy Guy Guya Genzolani muy nag kon moom mooy président chambre de commerce industrie bu Sénégal Portugal moom mi nga xamante ni wàllu dafa jóge woon Dubaï ba mu ñëwee fii ci AIBD ci la ko gars yi ndar képp jàpp ko association de malfaiteurs trafic de migrants fraude documentaire faux et usage de faux kon ci document administratif ak blanchiment des capitaux parquet bi nag gis nga ko rek dafa requérir loon sax li nga xamante ni kon mooy
mandat de dépôt moom moo daal di def appel ki ko nag tuumaal mooy kii nga xamante ni kon mooy Guy mi nga xamante ni kon dafa jàpp ni kon dañ ko arnaqué jëm kon ci wàllu voyage bi victime bi nag Ganzola mi toll nañ kon ci 70 victimes soxna si. Walf Quotidien ñëw ci wàllu transhumance ak secret bi nga xamante ni kon mooy l'arme secrète bu Macky Sall bu ñu sukkandiku journal bi daal di jox kàddu également Farba Senghor mi fi nekkoon ministre jamono Abdoulaye Wade jamono ji kon ma ngay ànd ak Macky Sall moom ma nga léegi di régler ay comptam ak Karim Wade nee na Karim daal kontaanul ci rapprochement bi diggante papaam ak Macky Sall opposition bi gis nga ko mën naa kon def lu xaw a métti nguur gi bu fekkente ni kon gars yi ñi ngi ci li jóge woon ci jëm kon ci élection législative yi. Les Échos moom lu mu xëyee tey. daal di ñëwaat rek ci li nga xamante ni moo xewoon ci forum mondial de l'eau forum bi jeex na nag mi ngi xamoon ci weeru mars bi ñu génn wante dafa mel ni coow am na rek wàllu scandale jëm kon ci passation des marchés scandale à 500 millions de francs CFA boo xamante ni kon DMCP kon muy direction bi ñu dénk rek centrale marché public moo ko approuvé woon ca ARMP gis nga ko lu toll kon ci 131 millions de francs CFA yoo xamante jox nañ ko Africa Tour 124 millions ñu jox ko Sénégal Tour 235 millions kon waa ERS ñoo ko gënoon muy société yoo xamante ci wàllu transport véhicule ak wàllu location lan daal di nekkee muy loo xam daal yéeme nañ ba tudd sax ki nga xamante ni kon mooy Ablaye Sène ak ñiim àndal rek jëm ci wàllu ARMP na gis nga ko bàyyi na rek li nga xamante ni mooy location yooyu exclure champ d'application li nga xamante ni mooy code des marchés puis tamit Bombardier Serigne Ousmane Diam yi nga xamante ni gis nga ko éternel combattant la ko daal di tuddee carrière bi nag 7 ans de carrière 2 fois roi des arènes ak ay ambition xam naa Malick dina ci ñëwaat ndax gars yi amul chiffre bu daal di tëb jëm ci li nga xamante ne plage de Mbour yi ak na mu fa nekkee et puis tamit gis nga président Macky Sall ba mu umra démb am na benn malien bu ko fa daal di kii ne ko daal nan daal di ubbiwaat frontière yi. ñu dem ci bés bi la jour. ñi ko doon wax dem ak suñu gan jëm kon ci journée mondiale paludisme muy sibiru bi fii ci Sénégal mu ngi koy gis nga ko rek vague yi nga xamante def na ko ak Ndakaarook diwaan yi nga xamante ni kon fa la daal di amee gis nga ko gis nga muy CEDEAO ak transition bi dafa mel ni kon Macky Sall daal ca Màkka gars yi interpellé nañ ko fa Guinée ak Burkina Faso moom gis nga ko ña ngay braqué et puis stade Ablaye Wade bi ku nekk fa bëgg footballé muy Guinée rawatina Gambie ak dëkk yi nga xamante ni ñoom ñoo ñëwoon. L'As quotidien. éducation santé gis nga ko protection sociale assainissement plan modernisation Dakar Plateau démb acté nañ ko CRD boo xamante ni gouvernement bi mi ko doon amal jëm rek ci jëmmal engagement yi président Macky Sall daal di jëloon ginnaaw kon bi mu doon jokkoo ak ndaw yi nekkoon ca commune yooyu di Dakar Plateau ak bu Médina gis nga ko rek muy coup de fil président Macky Sall démb ba gars yi di waxtaan woote na ca téléphone ngir rek daal di. gën a ñaax gars yi ñu daal di ci góorgóorlu. source a moom xëyee tey. ca poste ba boo saag noonu ñoom ñii moom seen ak korité narul neex ñoo fa doon liggéeyee ndax rek li nga xamante ni kon mauvaise nouvelle la ko daal di tuddee ay décision xamante jël nañ ko bokk na ci avance korité moom amut nañ ko daan amalee li ko waral mooy rek jafe-jafe nga xamante ni kër gi mu ngi koy dund rek wàllu scandale et puis tamit beneen bi mooy même avance ci wàllu salaire yi nga xamante daanoon ko defal ñii di liggéeykat yi buñ sukkandikoo kon ci boobee journal direction générale moo jël lu ni mel ni mu ko expliqué na gis nga ko rek mooy jafe-jafe yi nga xamante ni société nationale boobu mi ngi koy dund ca jamono jooju li nga xamante ni mooy mouvement d'humeur répétition secteur de la santé ponction salaire nag ma ngay am gouvernement bi daal mu ngay téq ci salaire yi ñi nga xamante ni kon ñooy agent de santé yi grève. tàggat yaram ak record. affiche baa ngi noonu kon diggante Karim Benzema la ak ki nga xamante ni kon mooy ñoom rek Kevin De Bruyne bu ñii di Manchester City Real Madrid ak City kon ñoom ñooy daje tey jii su ngoon bu 19h jotee jëm kon ci première affiche demi-finale compétition bu mag boobu gis nga ko ñaari entraîneurs yi yëkkati nañ ci kàddu Pep Guardiola nee na rek gis nga ko bu fekkente daal joué nañ comme nañ joué ci quart de finale ba. ca jamono ñu ngi Ancelotti mi nga xamante ni kon mën nañoo jàpp ni sëriñam la ci wàllu entraîneur moom it am na kàddu yoo xamante ni daan na ko fa yëkkati ci jamono jooju nga entraîneur bu Gambie tamit nee na daal Sadio Mané ci wàllu favori ci Ballon d'Or mën na ko nekk ci jamono ji tamit tiis bi fi doon wax génn àdduna Moussa Dioum wax nañu ko ak tamit Cheikh Gueye muy entraîné waa Jaraaf ñoom Amadou seen équipe ba am na lu mu ci yëkkati kàddu. Amadou Kourosé stade ñu jeexalee ak stade. ba léegi rek même affiche bi City Real Madrid gis nga ko rek explosif. tey jii ci ngoon la kon ci jamono jooju tamit 9 match yi nga xamante ni kon boo saagunul moom Sadio Mané daal kenn triplé mën na ko am muy loo xamante ni grand chelem la muy lu mag a mag daal di jël ay compétition gis nga ko ren daal macha allah bu dee daal dem na ba saison bi jeex mu daal di nekk champion Angleterre jël Ligue des champions jël Coupe d'Afrique daanaka. yàlla bu ko ca dugg buñ ci doolee mondial bi tam mu gën a neex. sëñ Mbaye mii ci lu mu ne Mbaye Niang. sera-t-il du mondial ndax dina bokk. dugal taxaw waaye problème bi mooy équipe am ma ngay waaj a wàcc.
mu ngoog jërëjëf Chérif ba ci kanam ñu yaatal ko en attendant nga indil ma benn journal ndax je pense bëri na tey ji journaux yu xëyee ci investiture élection législative yi ak jafe-jafe ñu nemmeeku ci Yewwi Askan Wi démb ba tey ñu ngi koy wax Alaaji Malick ci yow laay dooree ndax lii fallait s'y attendre maanaam jafe-jafe yi xëccoo yi ñu nemmeeku ci biir coalition bi ndax bëri na ay kàngam yoo xam ne ñoom ñoo ci bokk te d'habitude dañ naan ay kuy moom mënuñoo bokk mbal. voilà dafa mel ni sax sama lañ ci nga daal di lokkar ci parce que loolu laa la bëggoon wax ni mënul ñàkk li nga xam ni mooy choc des ambitions parce que ay kuy bu ñu bokkee mbalka faaw mbëkkante am looloo waral nag fi mu toll ni ci wàllu investiture yi mu am ay jafe-jafe ci Yewwi jafe-jafe yooyu sax dem na ba indi ay blocage ci wàllu tànneef gi parce que bu fekkee ni ay parti dañoo daje ay leader de parti daje kenn ku nekk dafa am ambition yu nga xam ne moom ngay am doo bëgg sa morom ëppale la ci wàllu tànneef geek lu ni mel te loolu dafay dem ba indi ay jafe-jafe parce que bu fekkee ni da nga yor kàddu parti booy dem parti bi dafa am ay directives yu mu lay jox yu nga xam ne dañ lay wax ne taxawaay bii de la ñu bëgg wala ci tànneef gi lii lañ ci bëgg boo demee keneen indi lu mel noonu ñu teg ko ci taabal ji je pense que jafe-jafe mënu ci ñàkk. liy firndeel jafe-jafe bi sax soxna naata moo di ni commission bi nga xam ne mooy commission nationale des investitures te Habib Sy jiite ko génne na bataaxal le 24 pour wax ne fi mu toll nii nañu dakkal lépp lu jëm ci wàllu investiture yi ndax fi mu nekk nii ak rythme bi ñuy demee ak yeex gi mu yeex ak jafe-jafe yi ñu am bu ñu moytuwul dinañ dem ba ñu forclos lool maanaam dinañu dem ba egg ca date de dépôt yi jege na te duñu déposer liste donc mu ne nag léegi nañu tasaaroo kenn ku nekk ci wàllu sa parti wala sa mouvement na nga dem def sa tànneef bopp bu ñu paree ñu indil ko ki nga xam mooy conseil de médiation et d'arbitrage ñoom ñooy mujj arbitrer donc loolu yëpp wane na ni fi mu toll nii jafe-jafe dëgg-dëgg am na te loolu arrangé wul opposition bi. warloon nañu mën a toog en toute responsabilité ñu am consensus autour des investitures parce que tey ak ni élection locale yi ñu génn demee ñoom am nañu position de force bu nga xam ne taxawee nañ ko mais bu mbiicoog mbaaloo ak xëccoo bu metti amee ci ñoom loolu mën na nekk seen désavantage. Chérif bu ñu tasaaree seeni doole nii ndax dinañ am chance dem ci élection yi am ci dara teg ci biir coalition bi ci boppam daf ci am ñoo xamante ni daanaka ñoom ñoo ëpp doole wala ñoom ñooy wane ni xaj na ñoom ñoo ëpp doole ba yoon bi ñu bëgg ñu jaarale ko fa la ñuy jaarale. dëgg la Yewwi Askan Wi c'est vrai que coalition parti yu bëri la mais moo ci ëpp doole ni nga ko waxee noonu Pastef ak taxawu Sénégal bu Khalifa Sall quand même ñoom ñoo ci ëpp doole notamment Pastef ak boo xoolee li mujj xam ci élection territoriale yi nga xamante ni boo xoolee maire yi ci bëri ñoom ñoo ko amoon donc boo taxoon ñu mel noonu aussi bu amee dañuy jàpp ne bu séddale di am ñoo ci ëppal logiquement ci wàllu politique parce que aussi y a Ousmane Sonko bi nga xamante ni quand même mën nañoo jàpp ni quand même locomotive bi moom la te boo xoolee Habib Sy li nga xamante ni moom la ko wax parce que ñoom dañ doon jéem a changer naan li woon du fii duñ ko fi def mais mu xam na ni réalité bi da leen di rattraper ñu jéem a def li nga xamante ni mooy ay primaire xool kan moo ëppale même local yi bi ñu ko doon jéem a def sax y a eu des problèmes ci wàllu li nga xamante ni kon moom mooy ay primaire ci gox-goxaat yi donc loolu nag bu fekkonte ne wéy na tëddale yaa ngi bëgg a jeex ci mois de mai bi sax déjà jeudi direction générale woo na leen ñoom ñi nga xamante ni kon ñoom ñooy mandataires yi à partir du mois de mai ñoom commencé déposer li nga xamante ni kon mooy parrainage yeeg wàllu validation gi lu mel donc le temps est très lourd course contre la montre la jëm ci li nga xamante ni mooy dépôt yooyu donc bu leen rattrapé nag donc teg nañ lépp suuf ne léegi leader yi li ñuy reproché Macky Sall mooy opposition bi rek moom la ñu mujj def ne yaay toog sa bureau di buum yi ñoom ils seront obligés en tout cas prétexte boobu lañ joxe mais ku ne xam ne difficulté am na ci parce que ñu ci bëri jàngat nañ ci élection locale yi ne sax ñu ngi naan bu ma yëgoon man tam dem xëccoo ji ndax xëy na ñu ci bëri xaaru noonu résultat yi ñu am parce que am na ay maires yoo xamante ni xëy na ils s'attendaient pas à ça que ñu amaat loolu nag moom la nar a nemmeeku ci li nga xamante ni mooy élection législative yooyu jafe-jafe yooyu dina am ni mu amee ci pouvoir bi lay amee ci ñi nga xamante ni kon mooy waa Yewwi Askan Wi il faut s'attendre à ce que même ay frustré am ci mu cassure daal di ci amaat parce que yaa ngi gis waa PUR tamit ki nga gis ni tey mooy Cheikh Tidiane Youm mi moo jiite PUR ñoom nit bëgg na ñoo am ci li nga xamante ni mooy député ku mel ne Khalifa Sall war na cee jàngat parce que boo xoolee élection yi nga xamante ni passé na mu nekkoon ci kaso bi moom moo ci gënoon a ñàkk ci ñoom ñoo waa taxaw parce que moom moo ci amoon député c'est vrai que mu nekkoon kaso mais après bi ñu ko radié waa taxaw presque amaatuñ ñeneen ñoo leen ci ëppaloon donc yooyu yëpp day loo xamante ni je pense que dañ ciy jàngataat ñoom it bu fekkente ni logique nañ waa Yewwi soxna si foofu laay terminer mooy ñoom ay cumul mandat dañ ko fi doon xeex ñoom waa opposition bi est-ce que ñi nga xamante jot nañoo nekk maire war nañoo nekk di xëccoo ji voilà buñ ko nekkee ñoom li ñu reproché le pouvoir naroon koo defaat ku mel ni Ousmane Sonko il est maire
mënoo xalaat ni ñi ngi wax ne sax mooy nar a jiite liste nationale bi donc cumul bi nga xamante ni donc moom leen di wax fii ci Sénégal donc moo la woon du fi gaaw a jóge fi nga xamante ni moom mooy fii ci Sénégal gis naa sax waa xawma ñi ànd ak moom gone yi nekk ci internet bi tuddee seen bopp mafia kaj-kaj naan loolu Sonko rek lañ ko may maanaam mu nekk maire nar a nekk ci liste bi di xëccoo ji waaye keneen moom ko xam ne jot ngaa nekk maire bu fi nekk di xëccoo li nga xamante ni mooy ay local ay législatif étant donné que jot ngaa am asi ndomba tànk ba pare donc on verra fan lay mujj loolu. Et puis Marcel, c'est de bonne guerre parce que chacun prêche pour sa chapelle ku nekk daanaka fa nga bokk nga bëgg maanaam élection yi bu dara du la ci rëcc maanaam kenn du la ci jiitu daal. waaw c'est de bonne guerre pour bu fekkee ne c'est sur le plan comme ni nga ko waxee personnel si j'ose dire dans ce sens là. parti bu nekk mouvement bu nekk ne am nga say ambition aussi. c'est ça mais bon je me dis que tamit lu mel ni élection législative ak fi ñu ko bëgg yóbbu muy li nga xamante ni mooy la cohabitation qui n'a jamais eu au Sénégal face à une coalition boo xamante ne mu ngi elle est quand même très très forte la coalition au pouvoir lu gënoon mooy union bi ñu amee ko ci Yewwi Askan Wi d'autant plus que l'exemple dans le passé il est encore là avec Benno Siggil Sénégal nga xamante ne après dislocation ba mu amee Moustapha Niasse notamment ak Tanor Dieng même si c'était pas les mêmes contextes c'était la présidentielle après ñoom ñaar dañoo mujj ranger finalement pour après dem rejoindre la coalition te Niass ak Tanor lañ doon gën a xaar comme les vrais dauphins si j'ose dire du président Ablaye Wade à l'époque donc ils ont été obligés comme je le dis de se ranger du côté de Benno Bokk Yaakaar léegi Moustapha Niass il joue le rôle de président de l'Assemblée nationale Ousmane Tanor Dieng ko yàlla yërëm il a été président du H au Conseil des collectivités territoriales donc je pense que tey pour l'intérêt de la bonne cohabitation comme on l'espérait au sein même de l'Assemblée nationale lu gënoon daal mooy l'union au sein de la coalition de l'opposition ngir faire face quand même à cet ogre politique en face qui est la coalition Benno Bokk Yaakaar qui est quand même encore très très forte comme coalition. Les leaders aussi am courage di xeex dans les départements parce que ñu ci bëri dañuy laqatu ci national bi xam ne après proportionnel bi bu demee mën ngaa nekk député mais ku wóolu sa bopp am base da ngay dem ci base ba nga xëccoo ci li nga xamante ne mooy département foofu raw gaadu la buñ la gagné doo mën a nekk li nga xamante ni on va en reparler de toute façon ci kanam inch'Allah politique bi ak Charles Faye ci jàngat bi tey jile wax ci journaliste yi ñu nemmeeku fan yi yëpp ñu engagé wu ci arène politique bi léegi dañuy jàll ci beneen rubrique muy un jour au Sénégal un jour dans le monde.